mbokki téléspectateurs yu seetaan internet yi ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñu siiw fépp fu ngeen nekk ci seen émission Mbour TV matinal am nañu mbégte contentement jàkkaarloo ak yéen ni ñu koy defee altine ajuma suba bu jot di dox ci li leen neex te tamit di indi ay thèmes de société di leen indil tamit xibaar ci seen télévision en ligne Mbour TV. tey nag émission bi comme ni ñu koy defee bés bu jot ànd seek sama ñaar siste yi beneen côté bi ñu ànd seek Babacar ci xibaar yi dañ koy door rek nag nuyoo bi ñu ñëw joxe ko si nekk seen nuyoo bu ko defee ñu daal di wéyandi ak programme émission Mbour TV matinal Aïda nuyu naa la. Jibi fay naa la Binta maa ngi lay nuyu. mbokk téléspectateur Mbour TV yi ñuy seetaan amaat nañ mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen ci seen émission Mbour TV matinal comme niñ koy defee rek saa su nekk dañuy nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay manti nekk ñu fekk la fa nga nekk ne la jàpp suñu loxo di la nuyu comme ni ñuy nuyoo buur di ñaanal yàlla ñu ci hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yàlla na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen du leen fay dugalaat di nuyu Babacar mi nga xam ne moo nekk ci wàllum journal bi di ñaanal yàlla aussi ñi nga xam ne dañu xëy amaguñu dépense yàlla na leen yàlla jox lu ñu dumbalee njaboot bi ci biir kër ga xanaa ji bi ñu xaar tuuti rek ñu gën a yaatal. jaajëf Aïda Binta na nga def. maa ngi fii Jibi. naka suba gi. suba saa ngeen di rek naka koy nuyoo téléspectateurs yi. waaw laata loolu xanaa Jibi dama lay nuyu rek ma nuyu sama sister Aïda di nuyu bépp téléspectateur Mbour TV di leen ne rek seen émission la Mbour matinal mooy émission bu leen di yee du lundi au vendredi si seen rubrique Dóor waar. mu ngi noonu émission bi Mbour TV matinal daal di door nag ñu waxtaan ak Babacar mi nga xam ne moom moo nekk ci wàllum régie xibaar yi Babacar ñu ngi lay nuyu. Jibi nuyu naa la nuyu Aïda nuyu Binta di nuyu say téléspectateurs yi nga xamante ne bii ñoo sax ko Mbour matinal di ko topp bés bu yàlla sàkk. xibaar yi lan moo ci gën a fës tey ci talaata fii nga xam ne moom mooy ci diwaanu Mbour ak lu wër Sénégal. xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci Joal Pierre Jo Ndiaye moom nag la ko yitteel mooy tàggatu ndaw yi waral nag mu amal fa ay formation yu am solo yu jëm ci wàllu ñaw. di couture ak li nga xamante ne bii mooy coiffure defar boobu ak informatique jëm ci wàllu xarala. leneen muy association Top Safen Family ñoom nag doon amal bés boo xamante ne bii dañ ciy jàppale seen askan ma nga doon amee nag foofee ca Togolu dinañ ci dikk ci suñu xibaar yi. ci biir xibaar aussi dinañ wax li nga xamante ne bii mooy tabaski bi jamono ji nag xolu borom kër boo tijji li nga fay fekk mooy xarum tabaski ndax am na wala amul ci biir xibaar aussi des na ci ànd ak Adama Sabali. Jibi loolu moo fi indi gën a fës ne ay xibaar ma leen di jox dig daje ci kanam tuuti ci yaatal gi jërë ngeen jëf. jërëjëf Babacar ci xibaar yi ci émission Mbour TV matinal ñu koy gërëm bu baax a baax ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi jàpp ci xibaar yi wàllum réalisation bi. ñu ñëw nag ci rubrique Dóor waar la tudd Binta yow yaa ko indi mu nekk rubrique boo xamante ni day waxtaani métier yi nga xam ne ni moom moo nekk ci diwaanu Mbour ak wala sax fépp koo xamante ni ci Sénégal nit ñi ñu ngi koy def tey fan ngay ñëw. Jibi tey moom dama dugg dëkk bi xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey métier boobu mooy li nga xamante ne foofu lañ nekkoon wàllu journalisme am doon introduire sama benn naataango mu ngi Marsassoum il s'appelle monsieur Djiba Lamine Djiba tonton Lamine Djiba Marsassoum moo àndil ñi loo xamante ne xam-xam bu kii la bu ñu ko toppee maanaam kenn du réer ndaxte Jibi dañoo gis na ne journaliste yu bëri këree nañ fi lu ne dañ ne tey journaliste mooy defar mais lu yàq tamit ñoom ñoo koy yàq ci société bi ndaxte nañ bàyyi information yi ñuy joxe yi nga xamante ne tey jii mën ngaa yeewoo gis koo xamante ne ndeysaan kilifa diina la mu nekk ci dëkk bi ñu fonk lool dem tuumal ko loo xamante ne defu ko waxu ko fekkewu ko ak bari na daal ñoo xamante ne ay kii lañ koy waxee ay homme de kii lañ comment dirais-je encore. ay star leen ay hommes célèbres. waaw c'est ça. ñuy def loolu duñ journaliste loolu ngay wax ñu koy def. ay journaliste lañ déedéet déglu ma waxal journaliste
métier dañ koy jàng. waaw non da may bàyyi ma expliquer la parce que man xam naa li ma lay wax. journaliste métier la dañ koy jàng. dañ koy jàng waaw comme tailleur yi nekk professionnel comme styliste comme mannequin. nu ngi jàngee ñooñu ba am seen diplôme loolu tamit journal dafa am ay école de journalisme yu nekk ci réew mi nit nag réew mi nag mu toll nii toj na toj goo xam ne ku nekk ku waay jug day tijji benn affaire am toog di jël ay information di kii tax jàngul sax lan mooy xibaar naka nga war a joxe xibaar nan nga war a defee xibaar démb fii leen toog ma ne la réew mi am na ay journaliste am na ñoo xam ne ay journaliste leen te buñ bindee dineen xam parce que dineen xam ne lii mooy xibaar lii du xibaar yow nag li ngay wax ñu koy def ñooñu ay yàqkat leen ay yàqkat waaw mais ban tour lañ leen di jox. waaw non déggoo ma la wax comme par exemple nga ne douane xam nga douane. am na métier li ñuy wax indicateur am na ñoo xamante ni dañuy ñëw rek sol tenue bi noonu di jàppale douanier yi. mais ñooñu douanier nga leen di wooye. waaw ndaxte ñooñu ñoom ñu ngi ci biir corps bi mais amuñu professionnalisme maanaam liggéeyuñu liggéey bu am solo kon nag boo dégloo ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar dëgg dinañ la wax naka la ñuy joxee xibaar ak naka lañ war a mën a doxalee xibaar askan wi nag ñoom ñooy toog fii di ñuy tiwtal. di yàq suñu métier bi naan journaliste dañuy yàq te fekk ne noonu. jibi dañoo préciser dañ ne lu yàq yéen a ko yam mais lu defar tamit yéen a ko def. da ngeen di defar mais des fois ngeen yàq jibi faa nga d'accord. waaw d'accord naa déggul ma am na ñoo xamante ne jàng nañ ko sax mais man dama li ma ba léegi dama am problème boobu. lan moo tax nit ki li nga jàng mënoo ko jox askan bi parce que ñun loolu la ñuy xaar ci yéen. loolu la ñuy xaar ci journaliste ngay inventé loo xamante ne parce que buzz la ñuy wuti am na ñoo xamante ne tey dañuy yàqante. non non buzz ngeen di wuti jibi. non ñooñu tey Binta def na dara man maa koy njëkk a génne maa koy njëkk a wax. loolu ngeen di def ba nga yàkkamte ba nga joxe loo xamante ne waroo ko joxe. c'est que loolu Sénégal la bari ñiy def ay affaire de buzz ak affaire yooyu ñooñu ban tour lañ leen di jox. non déggoo lu ma la wax xibaar dafa am lu ñu koy defaree. xibaar boo ñëwee ñu ne lii mooy xibaar bi avant nga koy génnee di nga toog nga saytu ko xoolaat ne li ngay bind lan la parce que boo ko bindee àdduna wala askan wi ñëpp ñoo siy jot kon tey li ngay bind war nga ko mën a teg foo xamante ni nit ñi dinañ ko xool wala bu ñu ko dégloo ñu ne kii kat lu mu wax noonu la parce que fu mu ko teg leer na naññ mais li nga wax rek nit ñi dañuy wut buzz fii def fii lii loolu bañu moo ko def am na ñu koy def mais ñoom duñu journaliste ay dimbali ci loolu mais ay journaliste lañ jibi ay journaliste lañ c'est que Binta nanguwul dégg yow tamit nanguwul dégg parce que ñi koy def journaliste lañ leen di taxé ba tey d'accord je comprends tur boobu lañ leen di jox parce que dañuy joxe information mais ci kaw information bi dañu war di joxe lu leer parce que nee nañ loo gis lu ne bu ci lu baax amee am na ci ñu bon ñooñu ñooy jóg pour yàq li olof naan ñu bon ñi ñoo yàqaale li ñu baax ñi ñi doon nelaw ñi yeewu ñoo dal ci kaw ñi doon nelaw ñëpp àndandoo ne ngalañ comme ni ñu koy waxee looloo tax léegi pour ñu wax dafa yàqu dafay yomb parce que ñi yàqu ñoo ëpp ñi baax looloo tax mais comme li Binta wax rek journaliste mooy joxe information bu baax journaliste mooy joxe information bu baax xibaar yi dafa nekk loo xamante ni sax métier bi du journaliste rek yeneen métier yeeg yeneen animation parce que télévision ak rajo dafa am ñu ci nekk tey ji Aïda mun na ñëw ci télé bi di indi beneen anam nekk présentatrice wala mu nekk koo xamante ni day def ay émission suba ñu yónni ko mu dem jëli xibaar dañ naan journaliste Aïda da ñëw na non loolu moom moo tax yenn yi ñi nga xamante ni ñoom dañ ko def ngir bëgg passion ñoo ci bari man nag loolu moom d'accord naa ni benn côté bi am na ñu koy def bi comme léegi niñ koy waxee rek kii yi dafa bëri léegi site internet yi voilà moom dafa laa wax moom laa bëri na ci ñoo xam ne defuñu sax formation keroog ci open press bi gis nga site yi nga xamante ni da nga jékki-jékki am na site yoo xam ne man mësuma leen a gis man des fois ñu partagé ma lien yoo xam ne man mësuma leen a gis duma leen xam da ngay jékki rek tijji sa benn place bu ndaw def sa icône commencé def say journal suba nga gis benn Aïda bu ne ca koñ ba amul xëy nga yóbbu ko teg ko fa ne ko am na programme bu am fee nañ dem nga jëlal ma interview Aïda bu ñëwee ni muy téye micro bi sax du ko xam parce que des fois di nga ci gis présentatrice yoo xam ne dañuy jël micro bi def ko nii déjà kooku xamul sax ni ñuy téye micro des fois nga gis ci ku jël micro dugal ñaari baaraamam nii mel ni waykat mel ni rappeur waaw loolu moo yàq métier bi moo tax loolu moo yàq métier bi bari na fi ñoo xamante ne nii dañuy xëy rek tijji seen site internet mënuñu def journal mënuñu def revue de presse mënuñu sax présenter émission
moo tax. waa Aïda man ba léegi bañuma loolu. mais li may xamal Ibi. xam nga li may xamal Djibi Diop Ndiaye. ak journaliste mooy ne waa ak journaliste yi ñëpp. parce que yow tour journaliste nga yor. maanaam ñi ngay liggéey ndoo ne leen avant ñuy joxe. quoi qu'il soit nañu vérifier parce que information lu dangereux la Aïda tey loo bind lu ne du mës a deñ da ngay bind rek yow nga lancé dem loolu du mës a deñ te lu dugg ci bopp bi balaa muy deñ dina yàggate nañ vérifier bu baax a baax ndax loolu yàq na fi yàq boo xamante ne te buñ moytuwul suñu réew mi du ko yóbbee kanam ndax ñun développement lañ bëgg avancement lañ bëgg ndax information yi ñuy joxe ne du ñu yóbbu fenn dañuy delloo gannaaw te ñun jeunes yi soxlewuñu lool li ñu leen di conseil ay jeunes lañ comme ñun nañu jël ay royukaay yu baax ñi nekk ay ñoo xamante ne waa référence yu baax la ñuy doon parce que on sait jamais dans la vie tey ñoom ñooy ay xale ñoom ñoo war a yor réew mi tey suñ ko yàqee fu ñu jëm fu ñu ñii di jëm kon seen information na ngeen ko vérifier bu baax a baax ji bi loolu laa am pour wax la ko dëgg la information dañ koy vérifier mais nag tamit boo xoolee ne nii liggéey bu ñu la ko jàngalee da nga ko war a mën a def ci lu ñuy wax éthique ak déontologie maanaam nga def ko ci ngor ak ci gëm-gëm maanaam li ñu la jàngal nga wóyee ko après li nga xamante ni moom mooy yoon nga doxal ko parce que loolu moom mooy ànd ak li nga xam ne mooy métier journal mu nekk métier bu doy waar ay dañu gis ci ay chantage ay affaire de yu kenn xamul yoo xamante ni day am parfois ci métier bi kaay defal ma publicité wala kaay defal ma reportage reportage wala sànnil ma xeer politicien bi ma jox la di wala yàqal ma politicien bi ma jox la di loolu kooku moo ko nangu rek waaw yooyu waaw moom da ci am boo xoolee koo xamante waaw nit defe naa sa bëgg-bëgg wala li nga xam ne yow yaa ko opté pour def ko kenn waru la ci def looloo bëggul tey bu ñu ñëwee ne la sànnil ma xeer politicien bi wala politicienne bi wala tey dama lay teg ci sama plateau rek yow dama tendanceal yeneen sites yi wala yeneen télé yi yaa ko nangu parce que àdduna dafa gudd tànk kenn xamul looy dooni ëllëg danga fiy wax nit dara suba nga xëy dem ci kër fekk ko fa di nga ko rus a jox loxo bu dee gor nga di nga fi wax nit dara xëy mu fekk la ci milieu nga toog mu ñëw jox la loxo gàcce dina la rey gis nga nit da nga war di sóoraale bul bëgg xaalis wala bul bëgg fa nga nekk ñu yokk sa grade loolooy ngor ba tax ñu lay def looloo xam ne yow après nit ñi dañ la ciy ñàkkal fayda bul bëgg place wala nga bëgg métier ba tax nga yàq sa ngor ngay koy jaay man defe naa loolu daal dara jaru ko dara effectivement dara jaru ko Binta defe naa aussi waaw acca nañ respecté seen bopp parce que loolu respecté ñàkk bañ a respecté li nga doon la parce que loolu man gis naa ko fii Aïda ba tey am na benn vidéo bi ma mujjee seetaan sa bu kooku Balla Gaye dëlam mi ak papam am na benn waaj boo xamante ne xaw ma bambaran la am na fu mu jógee daal mu doon wax ak Balla Gaye wax ba di waat jël kaamin ne li ma wax ni Balla Gaye 2 moo ko def lii ak lii xam nga histoire bi fan la mujjee dafa mujjee jënd guro dem ci papa kii ne ko maa ngi tuub di ci jéggalu dañ maa yónni ana lan moo ko fi jar parce que loolu da nga bëgg a buzz wala dama bëgg xaalis nañ xool nu ñuy wutee xaalis ak nu ñuy wutee buzz lu am solo la parce que on sait jamais dans la vie ci bi dëgg la am na aussi benn kii boo ci def reportage boo ci def waaw reportage bi ma def ak benn journaliste bu nekk ci kër gi ma doon waxtaan ak moom xamal na ma lu bari ne ma moom ba mu commencé métier bi doon na ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo ko jiitu ci métier bi parce que ji bi tey ji mënoo xam lépp reportage bi ma defoon kii laa ko defal ak benn journaliste bi ñuy wax Pape Mbaat Faye xam naa dañuy dem rek xool ay élément bi ñëwaat journalisme ni ñu koy tekkee ci tubaab mooy métier bi nga xam ne ki koy def mooy ki nga xam ne donc day xëy di ut ay xabaar n'est-ce pas di ko collecter di ko traiter di ko diffuser collecter mooy maanaam nga dem nga wuti ko traiter ko mooy nga saytu ko diffuser ko mooy nga fexe ba mu siiw donc loolu ku koy def su fekkee ne donc sa activité principale loolu la mën nañ la tuddee journaliste voilà mais xëy na définition journaliste yamul ci foofu puisque journaliste métier la comme yeneen métier yi ñuy gis ci fonction publique mbaa sax ci fonction publique privée dafa laaj li ñuy wax tàggat formation journaliste dafa laaj nga jaar peut-être école de formation xëy na fii ci Sénégal comme ci réew yu bëri école de formation yu bëriwuñ ba ñu bëri dugg nañ ci métier bi te jotuñ jaar ci benn école de formation mais loolu bokk na ci ngëneel yi
puisque si lañ lay jàngalee li nga xam ne moom mooy déontologie ak éthique maanaam taskatu xabaar bi ci lan mooy àqam ak ay yelleefam maanaam fan la war a yem ak fan la warul yegg du dëgg waaw donc ak tamit nan la war a comporté woo ci biir exercice bi profession bi ak tamit ci ñi nga xam ne ñooy askan bi ndax journaliste aussi xibaar bi defe naa lu ci ëpp ci askan wi la en tout cas même su fekkee ne jëlewu ko ci askan wi lay delluwaat waaw donc loolu lu am solo la maanaam tàggat bi. journaliste mën nañ jàpp ne benn travail journalistique neutrul amul benn liggéey journaliste booy def sa production boo xam ne xëy na dérangé wul kenn souvent même yow soo ko soupçonné wul mën na déranger kenn dina am ñu mu arrangé dina am ñu mu dérangé mais ñi mu dérangé mais souvent mën nañ utiliser la manière forte pour régler ko du dëgg mbaa ñu instrumentaliser ay yenn pouvoir gis nañ ko fii Sénégal un peu partout dans le monde combien de fois les journalistes ñu koy convoqué di la traîner devant les juridictions lan la ñuy wax dafa am les 5 W qui a fait quoi où pourquoi quand comment information toujours fexeel ba yooyu am ci kan lan lu tax kañ naka waaw yow fexeel ba saa yu jox xibaar yooyu critères yooyu nga yooyu génn ci waaw su ci amee nag lu ci manqué mun nañ jàpp ne daanaka xibaar bi xëy na loolu nekkatul xibaar mbaa xibaar bi wóorul waaw léegi nag su fekkee ne journaliste dafay dem souvent fekkewul sur le terrain di bugg a nettali mbaa dégg naa parce que léegi li xew léegi mooy dafa am beneen xeetu journalisme bu bees yow léegi avec boom bi am ci la presse en ligne yow mën nga bañ a fekkee mais léegi parce que léegi information bi ça va à la minute léegi nga ubbi benn site nga ne tiens information bi mu ngi nii nga ne lii dëgg la nga fekk yeneen 2 sites reprendre ko mais xëy na ñoom ñi la ko jox am nañ fu ñu juumee nga reprendre ko léegi mais da ngay juumaale donc li ci ëpp mooy li ci gën a am solo mooy la vérification journaliste dafa war di vérifier information. waa kay dégg ngeen ne lu Pape Mbar Faye wax ci métier journaliste bàyyi leen ci xel bu baax a baax ndax li mu fi wax am na solo bu baax a baax. mu ngi noonu kon nag li nga xam ne moom mooy reportage bi mu defoon Pape Mbar Faye doon ci ñëw moom tamit journaliste la nekk rédacteur fii nii ci Mbour TV di waxtaanee lu am solo lu jëm ci métier boobu ginnaaw bu ñu jógee nag ci suñu métier journalisme ne waxum dóor waar métier ñëw nag ci askan wi lu fi xew Aïda lan nga indi. waaw Jibi askan wi moom lu fi xew ku ne xam na ko. waaw société mbaraan mi tijji rek. man tey damaa tijji benn site dama lay pousse rek nga tàkk quoi man damaa tijji tey benn site ñu ne mbaraan en période de tabaski kon gars yi léegi affaire dëggal neen ko quoi. yow entre kii bee tijji saison mbaraan bi saison la mbaraan bi saison la. non fi mu toll nii saison mbaraan bi moo tijji. mais loolu nan la nit mënee di nax nit quoi pour am ay dara. ci Jibi bàyyi ma waay bàyyi naan nan la nit mënee di nax nit. te góor ñi yéen a dàq naxee. bu ngeen c'est pas question de góor ak jigéen quoi xam nga buñ na mbaraan sax. mais xale jigéen ñi seen mbaraan a feeñ rek. non waaw dafa naa xam nga góor guy mbaraan moom nee naa la loolu ñàkk ngor ak ñàkk fayda weesuwul góor di mbaraan jigéen xam nga loolu wax naa la ko. waaye jigéen gaa ko nangu mais yéen jigéen ñi naka ngeen mën a nekkee nag période tabaski jot góor ñi tal leneen ngeen leen di mbaraan nag neen waxante dëgg. mais tamit boo leen mbaraanul keneen da leen di mbaraan rek ñu jox leen ko. balaa caag nga mbaraan ko mu jox la ko. waaw boo ko mbaraanul ab binta day jóge fële ñëw mbaraan ko Jibi. balaa caag ay da mbaraan ko Jibi. Jibi jox ko yan xeetu mbaraan moo am ci biir yan. mais tamit nag Jibi man nit ñi ñoo koy tuddee mbaraan mais man giseewu ma ko mbaraan. comme nit ki mu ngi nekk ak yow du dóor marto. du kenn nit rek di du kenn nit ki mu ngi nekk ak yow. am na ci ñoo xam ne nag ci kenn lañ yem de. waaw nit ki mu ngi nekk ak yow mais bu événement jotee war nga ko mën a bégal. mais loolu c'est fondamental mais c'est pas obligatoire bu dee takkagoo ko c'est pas obligatoire. waa dégg ma ne la cin bu naree neex su baxee xëy. balaa nga koo takk lay xam ne kii bu ma takkee dina ma yor. da ngay loolu day tax doo def loo mën. xam nga li ma lay wax. cin daal Jibi. c'est pas obligatoire nit boo ko takkagul Aïda c'est pas une obligation ko war a gën a mën a defar. waaw d'accord mën nga ko defar mais du obligation comme jënd xar tabaski nu mu la yéen da ngeen ko def obligation comme nu jënd xar tabaski waree. soo jëndee xaru tabaski bari na fi fii xale jigéen yoo xam ne boo leen joxul xaalisu tabaski dañ lay bloqué fa lañ lay jaaree bàyyi. parce que dañ naan suba bu ma takkee nii damay def loolu yow da ngay def loolu. man ku ne xam na ne defuma loolu. waaw kon jeex na kon kay bul yow li ngay wax kay kon kay def ko xam na ne man ci moom laa waaw d'accord non bul wane sa bopp ci télé bi fii nii. dama ne la yow defoo loolu noonu kon kay bul digga xale yi jigéen di leen encourager ci mbaraan bi ñuy def parce que loolu matérialiste la. jigéen waroo matérialiste mënuma leen encourager gis nga xale yi jigéen mbaraan bi
dafa mel ni dañ leen koo jalise ci seen deret d'accord mais am na exception kenn mënu leen koo tere kenn mënu kon leen ñëpp a koo koy tere def ñoom ñëpp a koy def kenn mënu leen a tere mbaraan sama bos ak bosu zaal ak bosu 90% sama bos ak bosu zaal ak bosu ñoom Mouhamed ak yow bàyyi ma bu dee 100% 90% yëpp dañuy mbaraan yow sa bos da ngay mbaraan yow tamit ndax damay mbaraan waaw Jibi bàyyi ma kon bu ma tontuwul de man kon fi mu toll nii man fi ma toog nii jàpp ne sama bos ak may mbaraan bosu zaal ñu ngi mbaraan bosu Mouhamed ñu ngi mbaraan ñu lay laajee xaalis tabaski noonu lay laajee keneen non loolu c'est pas possible gars yi loolu du yoon mais kay ma wax la Jibi yéen ay tax jigéen ñi di mbaraan loolu il faut ngeen xam ko góor yi ñooy tax jigéen ñi di mbaraan ndaxte tey jii ay da man da ngay génn ak nit ki 3 mois ou bien 9 mois korité bi jàll ngeen supporté loolu mu jàll tabaski di waaji jot mu am yaakaar la ko mu nar laa woo mu nar koo jëndal ana sa papa non ak sa waa kër yi la yor ba nga toll noonu gis nga nit jigéen da nga war a indépendante man loolu laa gëm am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi fii tey soxlaa la gu ñu daraay góor bu ñuy génnal parce que dañu lay yàpp góor bu la ne man maa la jox cheveux jëndal la jeesneer fu mu ne la jaaral fii boo fa jaarul di nga dégg musiba kon nag mu ngi noonu parce que jigéen da ngay indépendance yéen bëggoo leen indépendance moo tax ngay mbaraan cheveux naturel moo tax ngay mbaraan cheveux naturel moo tax yéen nga ñuy mbaraan ki di ñëw seen kër di la fekk ngay teg cheveux déglu ma avant mu lay xam kon nag kon bàyyi mbaraan waxal sa mbokk yi 90% yi ne leen bàyyi leen mbaraan parce que yow bu nekkante ni da ngaa nar indépendant waaw kon nag góor bu jëlee cheveux naturel jox la jël jeesneer jox la jël daal talon jox la jël sac jox la la jaaral fii boo fa jaarul di nga dégg musiba Jibi waaw Jibi lu ma la wax dëgg la wax dëgg gis nañ fi ñoo xam mbaraan dafa bari façon am na ñoo xamante ne commerce lañ ko def waaw commerce rek maanaam su ma la waxee loolu kii moom may jëndal cheveux kii moom may jëndal nan lañ koy waxee jeesneer kii moom may fayal sama ñaw des fois nga gis ñoo xamante ne borom cheveux bi mooy nekk seen copain kenn tailleur bi mu nekk seen copain jaaykat kii nan lañ koy waxee. mais loolu jaaykat gis neen mooy nekk seen kii. mais loolu nit ñi dañuy toog à l'aise di ko def quoi sans réfléchir. loolu moo ma métti Sénégal dinaa am lu ma métti ñu naan Jibi lan moo ko métti lan moo ko métti ndeketi seen affaire de mbaraan yi nga ñuy def. Jibi yéen a deful seen devoir. mais dama ne la gis nga jigéen tey bu bonee boo fi mbaraanul. Aïda Jibi nii boo ko mbaraanul. waaw boo ko mbaraanul. waaw. day dem may ko beneen gelam bi. parce que gel ba teg na ko pression teg na ko choc. xam nga loolu Jibi ana greffage bi Jibi ana dàll bi. ana léegi yow ma nga xam ne nag dangaa yaru. sa yaay yar la sa baay yar la. nga toog croiser les bras. indépendant yow la ñuy takk yow la ñuy takk. Jibi yow la ñuy ñëw takk jigéen bu si réglé non non góor ku ko yërëm rek yow lay def. yow lay def non non billahi wala maa la wax loolu Jibi gis nga góor. gis nga góor faa nga koy teg pression mu respecté la fu mu amee jàmm non non Jibi tout le temps Jibi da ngay jigéen gis da ngaa war a am indépendance bàyyi ay affaire du wàll bàyyi ay affaire Jibi ku leen yërëm rek ngeen def ko def am na fooy toll waa Jibi yow Jibi may ma rek ma ñëw yow xaaral ma wax man leer na ma ne amoo benn non bul wax loolu parce que yaa ngi ñaar ba ñett maa la ko wax waaw non parce que da nga naan bu fii nooyul rek mais dafa ndànk fee nooy parce que jikko yi ngeen yor actuellement kenn warul mën a baajo góor a mën a dikkal da ngeen rey ni yéen góor mooy soppeeku léegi mel ni asamaan maa la ko wax asamaan si day jékki léegi bleu maa la ko wax jékki weex tàll jékki lëndëm ñu ne dafa xiin maa la ko wax góor moo am fierté gis jigéen bu yem am indépendance boo koy jox mu ne la lijjanti sa yaay wala lijjanti sa papa ba pare boo ñëwee moom laa lay wax moom laa lay wax moom laa lay wax moom laa lay wax jigéen nga wala di ko jox mu naan la joxal sa yaay ba pare côté boobu xam nga dama liir démb Mugabe Robert Mugabe dinaa ci d'accord ak Jibi am na jigéen yu mel noonu rek am ñoo xam ne dañu am yërëm mais xam nga lan moo tax góor yi lan moo tax mënuñu leen yërëm loolu bari moo tax mënuñu ñoom la ci seen bopp parce que tey boo leen yërëmee dañu la koy def seen dof lañ lay jàpp loolu sax dafa fii lañ leen ne ñukk dem seen yoon góor ku koy toroxal rek la respecté jigéen ki naan kon joxal sa yaay ak sa papa ba pare amatul jamono ji benn xale nga fi dul jox xaalis 20 000 francs sax mu naan laan jëla 10 000 yi jox ko sa yaay ba pare même sa jabar sa du la ko wax day këmp 10 000 yi day këmp 20 000 yi ba pare te naan laan leneen loo am dolli ma gis nga luy nuyoo yow yaa na fi démb Aïda yow yaa na fi démb yow yaa ko fi wax Aïda man waxuma ko de yow yaa jàkkaarloo gaay ne lu nuyoo ci ngoroga xaw ma lu nuyoo ci sëy ba rek feeñ na ci ngoroga waaw kon nii bu ngeen ko comporté woo bañ takk leen ci ngeen ñuy wëy ba faatu
ba faatu fa yàllaaw. non parce que jikko mënul weesu nga tàmm loo xamante ni surtout xaalis gis nga xaalis boo tàmmee benn affaire di ko def muy réussir balaa nga xaa bàyyi comme yàmbaa la comme doro comme jigéen. gis nga ji noonu lay mel. président Robert Mugabe xam nga lu mu wax mu ne salaire góor bu nekk daa war a jël salaire am jébbal ko jabaram. ci yoon waaw dafa nànk rek dafa nànk ma yeggal dafa nànk rek ma yeggal mu ne dafa war a jël salaire am rek jébbal ko jabaram mu ne waaye jabar ji bu amee ngor day jëlaat salaire bi delloo ko jëkkër ci balaa ma la koo delloo moom damay faj samay soxla déggoo lu ma la wax mu ngi noonu salaire mais gis nga jibi li ñuy wax naan góor war naa mën a ñëw yëkkati 1 million 1 brique teg may jabaram ëpp na ko loolu jigéen bu ñuy teral man je suis parfaitement d'accord ñu teral jigéen mais xam nga lu tax xale yu góor yi il faut nga leen di mbaraan boo leen mbaraanul keneen da leen di mbaraan parce que mbaraan nee naa la dañ koo jalis xale yi mais ana amour foofu noonu ak mbëggeel ak respect déggoo li ma virus la gis nga mbaraan mi virus la la lay dugg automatiquement gis nga ni ñuy waxee ne am na feebar buy ñëw am na feebar buy ñëw noonu la mbaraan mi mel dégg nga mu ne nobante amatul kon léegi fu mu toll nii koo bëgg yaakaar ci moom di def li moom ci dara bëggu la xale jigéen yi xaaj bi yëpp balaa nga leen di takk dañ naan damay gëstu damay xool la ma fa gis su ma doyul du ma fa dugg ndeysaan mais tam nañ waxante dëgg sa yaay mënulaa yor mook sa papa di la dundal ba nga màgg ba mata am jëkkër ñu maye la nga sëy 1 mois sa yaay ak sa papa continuer di la yor dafa metti tamit non loolu sax du yoon mais problème bi moom mooy xale góor yi kat moom problème bi moom ñi ci am jom ñuy baal ma ci kàddu gi daa bëriwut da ngay doylu jigéen da ngay doylu da nga ciy gis ponkalum góor mu ne léegi yaayam ma koy takkal jabar jigéen ndax toogaay baa koy bëgg a soof mu ne su ma ko takkalee jabar xëj na dina wutim xëy wutiwul xëy loolu ay exception la te nit ku nekk war nga mën a fas jom am kër yor sa jabar jibi nag xale jigéen yi moom dañuy bëgg a bàyyi mbaraan gi mais xale góor yi ñoo leen ciy poussé xale jigéen yi daal balaa leen ak kenn mbaraan ngeen mbaraan ko man nii rek kon tabaski ku nekk lu waay mën rek naka yeggalee lu waay mën rek naka tëggee tabaski non mais tamit na rafet waaw na rafet nañ bàyyi mbaraan gu metti gi nañ ko yemale daal nañ ko yemale mbaraan gi daal nañ ko yemale ku nekk na yem ci ku mu bëgg mu defal ko waaw kay mu defal ko ku nekk na nga yem ci ki nga bëgg kon bu kenn dem ci ñaar bu kenn mbaraan kenn waaw bu kenn mbaraan kenn xale góor yi dimbali leen rek ngeen baal leen parce que yoruñu bu ngeen leen bëggee mbaraan da nga leen di sonal parce que da nga leen di teg luñu attanul kon bu leen mbaraan mu ngi noonu mbaraan gu métti moo am ci réew mi jamono ji ko fu mu toll ni góor gu ne fay nga sa téléphone wala bloqué nga ñi nga xam ne nii ñoom ñoo lay sonal kon nag mbokk yi mu ngi noonu Aïda mu indi lu am solo muy wàllu mbaraan gi nga xam ne ni moom moo am ci dëkk bi tabaski gi ñëw na ku nekk ngi jaay sa waar man nag sama mbokk góor ñi yéen laay waxal sama gars yi gentlemen yi booy bu la ci naro sonal ak ay cheval ay yu kenn xamul bloqué ko bu tabaski bi weesoo nga jël say fleur jël say affaire xam nga ni les garçons sont galants nga dem neexal ko yóbbu ko resto jënd ko pizza xam nga xale dañuy toog 1 an duñu lekk pizza nga dem yóbbu leen pizza dafa leen fleur def affaire de galanterie boo leen koy def ñuy wàcc bu leen jox kenn dara ku dul seen yaay ak seen jabar bu dee am ngeen jabar toppatoo leen seen jabar yi bàyyi leen bu xale yi ngeen am ngeen jabar bu leen jox kenn ku leen ñaan nag may leen ko Binta waa waxat xanaa xamoo ne borom jabar yi ñoo ko yor waaw moom laa wax ku ci am jabar après nga toppatoo sa jabar toppatoo sa non jibi gis nga léegi moo tax ma ne la mbëggeel borom jabar c'est-à-dire mbaraan borom jabar mbëggeel si boppam moo dee amatul da ngay mbaraan ndax li ngay wax nii su dee yow nit ki da nga koo bëgg dëggantaan njaay jibi déedéet munoo seq ak moom nekk ak moom fii bu tabaski ñëw na veille tabaski nga fay sa téléphone wala bloqué ko loolu ana sa personnalité yow ana sa dignité après un jour nga demaat ci moom parce que dafa laa neex non jibi man d'accord ma ci loolu d'accord ma te loolu conseil boobu non adduna yëpp mais ana sa loolu di teranga mais li ngay wax tamit man d'accord ma ci gis nga borom jëkkër yi ñoom ñoo mën a joxe yow ñooñu ngay jéem a mbaraan quoi man de waxuma la ko ndax ñoom jéem xale góor yi yoruñu jarul sax nga leen di conseil ndax xam nañ seen bopp bu baax a baax célibataire yi kenn du leen mbaraan sax célibataire yi kenn du leen maa la ko wax borom jëkkër yi ñoo ko yor te ñoom duñu mës a fay seen téléphone ak ñoo mën a respecté seen kii seen wax dañ koo mën a respecté ndax ñoo lay jëndal ay cheveux yu gudd jëndal la lu kenn amul maa la wax loolu man tey man daal man mbokk jigéen yi moom nañ xam seen bopp am seen fulla ak seen fayda ku leen bloqué ku ne waaw
ku la bloqué bu tabaski passé nga filtré ko yaa koy bloqué ko waaw yaa koy bloqué filtré ko su la neexee nga ne ko ñukku nañ ko yemale fii jarul sa nga koy bloqué yaa se ko moom dara nee ko man maa la bëggoon bëggatuma la na jeex na fi yam jërëjëf merci beaucoup xale góor yi nag na ngeen tàkk na ngeen tàkk boo leen tàkku dinañ leen baraan ba mu neex. jërëjëf merci beaucoup leer na nañ ñi kon mbokk émission baa ngi nii jeex na tàkk ah mbaraan gi métti na liggéey yi nga xamante ni moom moo fi am moom la doon Binta doon waxtaanee muy métier journalisme mu nekkoon nag émission Mbour TV matinal ma àndoon seek sama ñaari sistey ak Babacar ci wàllum xibaar yi Binta ñu tàggoo ah. waa xanaa di leen jox dig daje rek demee rek ci même télé Mbour TV rek nee naa leen kal leen ko foofu rek mooy télé bu baax bi mooy télé bu xew si jamono rek avec Djib Diop Ndiaye ak ñaar système ki nga xamante ne mooy Aïda ak système Binta bi nga xamante ne moom moo leen fi nekkal si seen rubrique bi ñuy wax Dóor waar dinañ dugg fa nekk nag mais Djib dinañ leen jox dig daje rek à demee rek même télévision et même caméraman Zal nuy nañ la. voilà mu ngi noonu Binta merci Aïda ñu tàggoo. di leen jaajëfal bu baax yéen téléspectateurs yi nga xam ne yéenay bàyyi seen yitte yëpp. voilà mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan kontaan nañ trop ci ànd ak yéen seen émission Mbour TV matinal di leen jox dig daje suba ci àllarba incha allah ak beneen numéro Mbour TV matinal merci beaucoup. Jungle.